mbokki Sénégal mbokki àdduna yegsi leen nag jàmm ci seen bloc d'information la Total bu àjjuma tey nag mbokk yi fukki fan ak juróom-ñeent la ci weeru mars ci atum 2021 lu ñu war a waxtaanee day jëm ci relais communautaire yi xam ne yenn saa yi ay borom kàddu dañ koy nekk ñu nekk ay rappeur nekk ay réalisateur nekk tamit ay porteur de voix nekk ñoo xam ne dañoo jege société bi ñu gis sa fan yi leen nag société bi xawoon na yëngu torop ñu bëgg xam ñoom nan la ñu war a mën a taxawee réew mi nan la ñu war a mën a yëkkatee kàddu ñi nekk ci suuf nan la ñu mën a waxtaanee ak ndaw ñi ba mën ko yeggale ci nguur gi wala keneen ku ko mënti soxla loolu mooy tey solo seen waxtaan bu ñu am ci seen bloc d'information la Total ci sama droite nag kii fii toog nekk na koo xam ne Sénégal yëpp xamee nañ ko jàpp naa ne jarul présenté Babacar Niang wuyoo turam dëgg waaye ñëpp xamee ko ci Matador mu nekk rappeur nekk ci cofondateur lii ci Africulture ban tamit grand ziar nañ la. waaw maa ngi lay ziar di nuyu ñi di seetaan émission la Total yëpp. di nuyu Sénégal et di nuyu Mass aussi. nga xam ne présenté na ko keneen ki ci sama càmmooñ Malick Seck El Hadj Malick Seck nekk MA2S ñëpp xam ko ci Black Diamond waaye mu nekk tamit ab rappeur réalisateur nekk tamit koo xam ne daa engagé ci lu jëm ci mbirub société Sénégal ñu koy nuyu ci ko jox wàccuwaayam ci plateau bi. waaw maa ngi lay nuyu Asana. donc di kontaan di ñëwaat fii ITV. di nuyu aussi Matador sama collègue si côté rap bi quoi. alors damay tàmbali déjà ci Matador réew mi fan yi jugoon na dënn yi xawoon tàng ay nit wàcc ci mbedd mi manifestation yu bëri am ay doomu Sénégal yu ci ñàkk sax seen bakkan mu nekk loo xam ne ñëpp ñaawlu nañ ko waaye suñu seetloo xeex bi ñu bëri su fekkee dañuy gis mbiru politique ak leneen ña nekkoon ca kanam ay ndaw la ñu woon yéen ngeen yore structure yoo xam ne da ngeen jege ndaw ñi di waxtaan ak ñoom di leen xool ni ngi leen di buuxee ngir ñu dellu soit yenn saa yi suñu dëngee ci yoon fi mu toll nii lan pour yow moo justifié woon wàcc ci biir terrain bile fi mu toll ci jamono ji ñu toll. waaw déjà avant ñuy tàmbali damay jaale ñi nga xam ni dañ see ñàkk seeni ay doom. di jaale waa Sénégal yëpp ñi nga xam ni daanu nañ ci bis yi weesu di jaale Sénégal en plus aussi ci suñu papa laay wax papa Thione bi nga xam ni tamit wax dëgg yàlla jënn àdduna ci fan yi mu bool nekk ay méthodes yu bëri yu ñu boole quoi ci diir bu gàtt quoi ak ñi nga xam ni ñàkk nañ seen ay mbokk ci Covid bi tamit ata ngi ni daanaka ñuy am ay ñuy ñàkk ci biir si réew mi ak ci àdduna bi mu nekk lu yu dajaloo yu metti quoi donc vraiment loolu laay tàmbalee di leen masawu di leen wax dëgg yàlla ni leen ñi ngi am nañu lu ñu naqari trop parce que bu ñu sañoon kenn du wàññeeku donc maintenant par rapport ak sa question li am fan yi boo gisee mettit yooyu rek dafa doy sëkk daaw ba ren ñuy ñàkk ay nit ñu am benn lu ñuy wax mbas kenn mënula dem liggéey yi nit ñi am ay gàllankoor ñu dem teg ci beneen affaire boo xam ni vraiment réew mi dem ba ñëpp tiit parce que loolu mooy dëgg bi tamit dem na ba ñëpp tiit ci Sénégal benn instant dañu naroon nañ passé à côté tey ji yàlla def na xaw naa dalaat ñuy sant yàlla ak sëriñ si ñi nga xam ni ñëpp ñaan nañ ci dox nañ ci ba mu calma dellu si réew mi parce que nag amuñu lu dul Sénégal vraiment amuñu lu dul Sénégal te loolu suñu xol la nekk te dañ koo bëgg donc bu ñuy jóg di wax wala ñuy am yenn termes yi ñu koy utiliser souvent mooy li may wax gars yi dañ koy ñàkkal fayda ci hip hop bi dañ doon wax gars yi dañu agressif dañu violent mais violence verbale boobu noonu ñu doon bañ buñ ko bu amul ñu jénne ko lii rek lay jur wàcc ci mbedd mi violence physique parce que hip hop bi tamit daa am rôle bu muy jouer ci société bi mooy ni yow di nga toog sa ruq sax am lu la metti nga dégg benn maas def benn texte wax ko sa mère xaw a giif nga ne ñu ni masse daa violent rap hardcore bi ñoom dañoo violent dañoo kii dañu bëgg ñoo def benn côté alors que ñun ñooy jénne mettitu nit ñi nga xam ne moo nekk ci seen biir di leen ronger di leen kii loolu ñun dañu am di ko jénne pour soulager nit ñi boo gisee ci dëkku Afrique yu bëri
yi nga xam ni hip hop ba amu fa doole comme ni mu amee Sénégal yëpp jaar nañ ci yu mel ni wala yu ko gën a tar mais hip hop bi daa am lu mu doon joué ci rôle boo xam ni dafa yàgg a joué ba mu commencé ci Sénégal dans les années 90 ba naa wax ba muy juddoo dafa juddu ak pour jénni méthode yooyu. parce que dañ fi nekkoon ak benn système boo xam ne dafa yàgg trop gars yi di samp ci bopp koñ yi ay podium di wax il faut que ñu changer te santeeg soppi bi ñuy wax changement il faut ñu changer régime di wax ci démocratie di wax ci leneen ak leneen di jël souffrance yi di ko def ci texte yi di ko wax nit ñi di ko déglu di ne li ñu metti am na ñeneen ñu mu metti ba ñu ngi koy wax. moo tax yenn violence yi amu fi woon. et bu ñu xoolee nag jamono yu weesu li ñu constaté mooy hip hop bi du hip hop bi kese sax mais ci société bi chaque fois dañuy ñëw wax ba rek bañ yaakaar ne réglé nañ problème bi. ñu avancé dem ci après ñu nekk ci leneen bàyyiwaat ko politique kat yi. loolu ñu nekkaat ci seeni mbir. oui. ba ñëw toogaat constaté ni foog ñu jógaat. loolu dinañ ci dellu si waat léegi ndax jàpp naa ne am na ñaari poñ yoo xam ne jàpp si deuxième partie bi dinañ ci dellu Mass société bi yëngu na ñëpp ci wax yéen ñi nekk ay acteurs sociaux lan moo ci nekk ci seen wàll seen part de responsabilité ci yëngu-yëngu société bi est-ce que taxawu ngeen ndaw ñi est-ce que waxtaan ngeen wala yëkkati ngeen seen kàddu yeggee ko peut-être ñi ko war a dégg sénégalais yi maanaam. waaw comme li ma door wax boo xoolee. amoon na moment boo xam ne jeunesse bi amoon na frustration am na tension au-delà de li xew ci politique bi yëpp ñu wax ne peut-être mën na nekk ne guddoo wala étincelle bi taal affaire bi bëri woon na ay frustration côté surtout jeune. parce que boo xoolee Sénégal comme nañ ne population boo xam ne à 55%. xam nga c'est des jeunes yoo xam ne c'est moins de 20 ans. loolu si tu ne prends pas en charge rek wala en kii des politiques yoo xam ne dina mën accompagner dina am fu muy génn quoi léegi boo xoolee bi affaire bi amee effectivement première vague mooy je dirais musique bi. des jeunes yoo xam ne tey ñoom mën naa ne ñoom ñoo gën a actif sax ils se sont exprimés et boo xoolee nga jàngat ni muy génne entre Dip ni mu génnee. mu cru après xale yi mu gën a moins cru ba les derniers ñuy apaiser da ngay sentir que effectivement bulle bi mi ngi commencé dégonfler. et je pense que lecture boobu ñuy jiite déchiffré nañ ko te ils l'ont pris en compte mooy que ne que dañ nekk ci dëkk boo xam ne jeunes yi ñoo fi ëpp lépp lu ñuy def dañ leen ci war a sóor. ñun aussi ñu ngi ciy def suñu wàll mooy. liberté foog mu am tey boo jëlee benn Guy Marius Sagna mën nga am lu la naqari mais moom bu génnee bu waxee automatiquement yow da ngay bëgg def post wala da nga bëgg def sax da ngay bëgg def direct wala nga bëgg def vidéo mais da ngay noppi parce que li muy kaas su bëri yow da nga siy gis sa bopp. ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne même Assane Diouf. ak lu mu peut-être am langage boo xam ne c'est un langage qui lui est propre boo xam ne peut-être que du lu yéene et tout di nga si gis sa bopp ba yow di nga wàññeeku maintenant loolu ba bu nekkee ne amul automatiquement les gens vont être dehors et je pense que ñun suñu wàll li ñu ci def mooy parler avec eux. dans est-ce que vous l'avez pas fait tardivement ndax wax nga ko nga ni bind ngeen am na ñoo xam ne bind nañ ay texte ba manifestation yi commencé ñu dogaati bind mu nekk boule boo xam ne commencé na dégonfler mais est-ce que c'était pas trop tard. waaw mais xam nga boo comprendre mu la wax. boo analyser mu la wax. parce que ñu wax ñëpp fekk am na ñoo xam ne commencé ne am na ñu ñàkk seen bakkan ba pare ñu dogaati gis texte yi commencé génn nit ñi def ay clips sur le terrain ainsi de suite. loolu laay wax. ouais. gars yi ñoo suivre parce que. ci hip hop bi am na ñoo xam mosuñoo teggi seen tànk mais aussi artiste bi man boog je dis que ni je suis un rappeur hardcore engagé micro mooy sama arme pas xeer mais li may wax du ma toog ba mu jot il faut aller voir xippil xool c'était en 2007 après ñu ñëw ci Vox Populi en 2012 ñu ñëw 2014 Sénégal réew Gal Nation bii waroon na ñëw mi ngi tudd jàmbaar Covid bee tax jënu avril la waroon jën et yooyu yëpp dañu ciy wax ak askan bi dañ ciy wax ak
état bi pour ñu sóoraale lii ñëw parce que boo lii nii ay bombe à retardement la yoo xam ne bi mu fi nekkee yàgg na li muy wax rek étincelle bi xot déclenché peut-être problème mu injustice la bu nit ñi ki constaté jaarale waale ci seen mer mais loolu noonu ñun gis nañ ko depuis yàgg na di ci wax après 2012 bi Macky faloo on a fait un son ci Vox Populi y a Xuman y a Sàllngaar y a Awadi y a Moa def ñu def son bi li am ni yëpp wax nañ ko lan la ñu gis APR su PDS moo ñu lug la wax nañ ko depuis 2012 wax na artu nañ ko ak ci yu bëri nee na war nañ ko li ñu duñ la baal centimètres yi ñu baaloon sa mètre li ñu baaloon Abdoulaye Wade duñ ko baal Macky Sall xam nga ndax lan les gens dafa amoon presque ay 12 morts pour moom mu ñëw au pouvoir bakkan yooyu warta neen donc bu ñëwee c'est pas parce que dañuy kontaan rek alors vague boobu nag ñëw na gars yi kontaan mais ba mu commencé signaler gauche jàdd droite la ñu waroon a taxaw te on l'a dit ça ci ay morceaux ba mu nee day def 5 ans di tappale parce que man li ma mën a comprendre mooy ni ku xamul pouvoir musu cee nekk mën na def ay promesses ci campagne am ñëw peut-être réalité yi permettre ko mu mën a réaliser li mu waxoon yépp ci ay promesses am mais lui du woon apprenti pouvoir dafa nekkoon ci pouvoir pendant 8 ans xam na ni ba muy wax ak askanu Sénégal ni leen bu ma faloo 5 ans lay def si mandat 7 ans lañ koy fal te xam na bu ko bëggoon a appliquer fan la koy jaarale def ko boobu la commencé wor Sénégalais yi. seen liggéey ni ngeen ko daan defee daawoon nañ leen dégg ay jamono su coow daawoon nañu gis rappeurs yi daan wax mais bile yoon ni ma ko fàttalee dañoo bàyyi ba ay nit ay baxan rot ci ay coow am ci ñu doogaati gis rappeurs yi doogaati génn wàcc ci mbedd mi def ay clip comme si dañ doon profité ci occasion bi ci jàngat loolu la wala da ngeen yéex a génn rek. waaw léegi xam nga mënoo daal di maasale ñëpp quoi. parce que mooy comme li ma wax mooy man ëpp na 6 mois def naa artu wax ne nit ñi muy rappeur. muy mbalaxmaan ku am tur muy acteurs yi. sa war ak ñoom parce que dañoon xeex pour un collectif contre l'injustice et les violences policières ñu ne ñi am baat di leen gën di wax donc affaire bi ni mu amee nii ñëpp la bett ñu bettee ñëpp mooy. même renseignement généraux yi pour man affaire yi bett na leen parce que dafa exploser ci 2 jours wala 1 jour quoi. Les gens pensaient que benn jour xam nga li ci am ba au moins amee artistes yu génn bi affaire bi amee benn ampleur pour man c'est toujours bien. une semaine après. wala 3-4 jours après. parce que mënoo wax ne rappeurs yi dañu am obligation wala dañu am mission ñu réguler. La sécurité wala la paix sociale. Oui. Non artistes yi bu sax bu ñuy génne en général c'est des albums sur 1 an. 2 ans. son sax bu ñu koy génnee ci une semaine ça veut dire que vraiment sonn nañ am na ñoo xam ne nii ils ont fait leur clip comme Akil ci biir manifestation yi tu vois. léegi nag am na ci ñoo xam ne effectivement jël nañ seen selfie ak seen photo dem taxaw mu tàq. pour wane na ñoom ñu ngi fa woon tu vois loolu mënu ci ñàkk. mais. loolu yëpp bu nga ko jëlee pour man c'est la bonne cause mooy à un moment donné jeunes yi rappeurs yi ils ont essayé de donner de la voix. je pense que loolu moo nekk taxawaay. pour ñun suñu coopération. rap ki ko wax ñun ci entendement populaire bi mooy liy naqari ci société bi nga koy wax saa su amee fenn foo xam ne doxul nga teg dut fa sa baaraam mais pour ce cas présent là ñu bëri dañ ni rappeurs yi dafa mel ne amuñu woon esprit visionnaire gisuñu mbir mi balaa moo yegg si tax mbirub ñàkk liggéey bi moo ngi fi immigration bi amoon na fi auparavant ak yeneen mais kenn déggu leen ngeen wax comme nuñ ko doon déggee ci yeneen jamono. non xam nga wala combat bi dafa war a nekk combat politique politicien foofu mu dugg ci. non combat politique ah. nous on s'est toujours occupé de la politique on n'a jamais fait de la politique mais politique bi dañ ko mës di suivre depuis ba hip hop bi juddoo. ba léegi mouvement bu ñu koy wax mouvement hip hop. kenn créé wu ko te mouvement la boo xam ne dafa jug taxaw. pour di xeex ak jaamaarloog système boo xam ni toujours dañuy xool nu ñu li souffrance yi wala li nga xam ni askan bi lañ ko am ci lu leen metti. est-ce que c'est toujours le cas est-ce que c'est toujours le cas non comme ni mu ko waxee. bul généraliser. mais aussi dañu nekk ci àdduna boo xam ni léegi dafa gaaw ak internet et tout
donc ñu nekk ci tamit ak un système boo xam ni xam nañ ni rab boobu noonu bu engagé boobu noonu da leen yàqal parce que yàqal na fi ay systèmes yi fi nekkoon. yu jiitu seen système bi mais dañuy def tout pour neutraliser ñi nga xam ni dañu def loolu mais boo dee dañu toog ba nga xëy mais il faut nee naa la 2012 bi régime bi changé. la ñu commencé si la Vox laa jënne bokk Vox Populi man sa bopp laa mën na waxal. après ma jënne Réewgal Nation téye drapeau Sénégal parce que li ma doon wax ci Réewgal Nation il faut aller écouter les morceaux. loolu li ma la wax 2012 la. 2014 jàmbaar moo waroon a jënd daaw ça veut dire que ni lii xew nii su ma tegee jëndee albumu son jàmbaar tey c'est comme da nga ne waroon naa ko mën a. def vidéo bi ci biir manif yi. jéngu du daw du daay fit kese amul tiitukaay bañ ba tëdd ci raay bakkanam la lay jaay c'est ça l'intro de l'album jàmbaar loolu daaw la avant lii. parce que nag man li ma jàpp te loolu ci laa mës di bind. bu may bind sama texte binduma ko pour l'instant bi nii lan mooy ñëw. et on a toujours dit il y a jamais 203. après Karim c'était Khalifa Sall après Khalifa Sall Sonko la doon nekk déglu ma rek jamais 203 boobu xam nga avec Wade ça a failli péter quoi demoon na ba ñuy tiit bii demoon nañ ba muy tiit gis nga bii di ñëwaat bu ñu préparé wul waxuñu jëguñu suñu ay matukaay dañuy rëcc. mais loolu la leen ñu bëri ci tuumaal nee nañu rappeurs yi léegi il faut que mu nekk engagement politique boo xam ne nit il faut que personnalité politique nekk ci wala leneen ñu dogaati ci dugg société bi daan tax ñu daan yëkkati ci wax li xam ne mooy am ci koñ yeeg li daan am. désolé mais gars yi dañ leen ci déglu xam nga ñun nag ay artistes lañu. à la base aussi toog xalaat par rapport ak analyser. par rapport ak situation dëkk bi bind ay textes def fa suñu musique jébbal ko askan wi la ñu mën. ñoom ñoo war a jël consommer déglu wala bokk ñu jéem a xool nu ñuy jëfandikoo loolu mais bu ñu bëggee xaar feneen tamit mooy ne dañoo bëgg a wàcce suñu ànd. micro la ñu am ak musique pour mën a wax ak askan bi. man bokk du ma dem ci après juma ma ne damay def comme imam bi. wala comme sëriñ bi wala comme prêtre bi. duma loolu. je suis un rappeur. ci musique laay wax. ci musique boobu boo demee di nga gis ni. amul lu ñu waxal askan bi parce que quand on dit que ni nit ñi dañoo xiif. signal bi gars yi war nañ ko gis moo tax ñu dugg ci Auchan yi di kii mais politiciens ñoo la gën a comprendre que ni askan bi dañu xiif. man j'habite dans la banlieue. Caaroy laa dëkk ba léegi ñoom bu élection jotee ba ñu soxla ay nit xam nañu fëñ la ñuy amee. xam nga nit boo bëggee mu topp sa ginnaaw di la tàcc da nga koy xiifal xam nañ xiif boobu yàgg na fi sandwich ak canette. ñu jox la ko ak 1000 francs ñu ni ñooñu waa léegi am des fois damay dégg ay rappeurs wala yeneen gars yoo xam ni soi-disant intellectuel dindi noo waa banlieue bi dañu war a yeewu dañu war a bañ. mais nit ki nga xam ne day toog 1 mois mënut a téye 1000 francs lekkul sandwich ay ndambe lay lekk ak cere ay mbiskit loolu lay reere bu gisee ku ko jox sandwich ak canette yow ni ngay xalaatee parce que yow da ngay lekk ay hamburger moom du xalaatee noonu parce que day jàpp ni 5000 francs boobu. li mu ko mën a régleel wax dëgg yàlla ci journée tàccu journée liggéey la ko jàppee. donc ñoom xam nañu bu baax ni xiif yàgg na ci réew mi parce que dañuy xiifal nit ñi. parce que bu ñu soxlaa seen ay ku leen di tàccu ku leen di topp di leen tàccu pour ñu mën a dem ci ñu xiif ñooñu jox leen ko. donc ñuy wax ni ay Auchan yeeg jàppal bàyyi ñu te dañu wane ni nit ñi dañoo xiif non ñooñu sax dañu nelaw. xam nga xippil xool je l'ai sorti en 2007. ni ngi naaj yaa ngi nelaw lii raam jëm ci ñag bi di law bu neexoon doo yuuxu au secours yàgg nañoo yuuxu au secours mais nit ñi bëgguñu dégg. au secours bi ngeen di woote ni ngeen ko waxee noonu la wala dafa mel ne da ngeen renouveler wul wala da ngeen recycler wul seen bopp maanaam ànd ak mouvance bi nu muy demee parce que ñu bëri dañuy wax hardcore bu njëkk ba mënatul nekk loo xam ne dañ koy daq suñuy écouteur ci ko déglu suñu nopp est-ce que du da ngeen waroon mën a xool noo leen soppee peut-être seen musicalement wala ni ngeen di xoolee seen activisme ngir sénégalais yi xam ne ñi fi nekkoon nekk seen ay relais muy rappeurs yi ñoo ngi fi ba léegi. waaw xam nga. nit dafay am évolution. tey mënoo jël MASS bi nga xam ne 2000 la woon wala 98 xam nga bëgg a taqaleeg MASS bi nga xam ne tey boobu jamono jooju peut-être amul woon jabar amul woon doom xam nga peut-être mu ngi def beneen musique am na foo xam ne tolloon na fa aussi ci engagement ak foo xam ne nii engagement dem na ba lu bari muy leer ci moom mooy léegi mi ngi am ay demalante ak ñoo xam ne dañuy yore pouvoir. ay impôt xam nga ay ci gouvernement bi donc muy gis système bi lan moo nekk ci ginnaaw li nit ñi di gis donc moom léegi dem na ba beneen côté bi beneen côté boobu foofu yàlla may ko mu egg fa
am na ñoo xam ne ñu ba léegi ñoom duñ gis loolu. da léegi nag yow war nga mën a taxaw tàng boo xam ne nii ñi nekk si ginnaaw da ngay wax ak ñoom ba pare di jéem a gindi ñee ci li nga xam ne comme li kiy wax mooy suñu mission mooy fexe de telle sorte que ki nga xam ne ñu ngi koy jox mburu canette wala sandwich ñu def si moom xelam mu mën ko bañ daal di xañ boppam xam ne ki mu wartaan ni kii kat bu mettee si moom ëllëg xëy na dina gën a neex te boobaa mooy gën benn jour boo xam ne tàccu la xëy def moo am 5000 francs c'est-à-dire survie boobu ñu teg ko africains yi ñu si dund chaque jour pour ne voir que aujourd'hui ñu mën a am vision ne dans 50 ans c'est-à-dire ñun suñu politiciens yi ñoom seen bopp la ñu xalaat mosoo si gis ku def ne dañuy xalaat notre génération qui va venir dans 30 ans wala dans 50 ans on n'a pas d'oublier mais dañu bëgg élever le débat tey man comme la vidéo bu ñuy gis booy bi nga xam ne mu ne moom papaam xeexul la ko woon mooy vidéo bi ñu gisee noonu moo tax moom dina xeexal doomam xam nga kooku pour man c'est un message très fort tey des fois damay gis sa ay mbokk wala ñenn sa ay jegenaale booy wax yenn wax yi wala nga bëgg sax dem manifestation ñu ne la non xalaatal sa njaboot xalaatal sa kii mais c'est parce que damay xalaat sama njaboot que ma koy def parce que bëgg naa suba sama doom fi ñuy nekk ak lu ñuy am mu nekk environnement boo xam ne ni tey dinañ fier parce que boo xoolee société yi ñuy dund misère comme on dit ventre affamé n'a pas d'oreille on ne peut pas continuer à vivre dans cette misère là moo tax message yi ñuy def léegi ñuy fexe ba li Thomas Sankara wax li Cheikh Anta Diop wax ñu koy déluyer ba mën nit ñi mën ko comprendre te boo xoolee média bi am solo bi nga xam ne tey peut-être que Ablaye Wade parce que boo xoolee comme li Abdou Diouf waxoon en 2000 ñoom kii def nañ ci liggéey bu 2000 man moom laa njëkk a voté mais jour boobu gars yi dañuy yeewu ay 5 heures du matin xam nga parce que demoon nañ ba gars yi wax nañu loolu 5 heures du matin ñëw ay maire ñu fa doon fekk nga gis booy ñëw toog taxaw après mu nekkoon rajo yi doon doog judd ay Sud FM ay côté 18 heures affaire yi commencé génn donc waaw jeunes yi la ak rajo yi ñoom ñoo daan Abdou Diouf Abdoulaye Wade peut-être internet mais Macky Sall dafa wax message boo xam ne nii la magie du clic xam nga amatul fric ak flic bu ko mën téye te effectivement boo xoolee affaire bi ni mu demee mooy on a coupé des signaux yoo xam ne hertziens la et gën a jox doole télé yi nga xam ne dañ leen coupé mooy aujourd'hui c'est comme si da nga bëgg a téye sa loxo ak géej gi c'est plus possible c'est-à-dire ñi ñuy jiite dañoo war a xam ne nit ñi ñoo leen fa teg ñuy dox ci seen ay bëgg-bëgg pare di déglu seen jeunesse. sànq yaa ngi wax ne. mbir mi léegi bu njëkk ba yéen miinoo leen woon système bi. xamoo leen ko woon duggoo leen woon ci biir système ba xam lan moo fa ne. léegi ñu bëri ñoo ngi wax il faut que ñu changer système bi. il faut que ñu dindi fi système bi teg fi beneen système bu bees mais yéen est-ce que tamit bokkul ci seen liggéey ngeen xamal ndaw yi peut-être parce que fukk bi ngeen amoon peut-être wala ñun bu ñu am ak jamono ji ak ñële ñuy am ak bi ngeen amoon yéen day nekk lu différent est-ce que jotul tamit peut-être ngeen xamal leen ne leen réew nii lay doxee. fukk bi il faut nga canaliser ko par rapport ak nii bakkan peut-être jarul mu ciy rot mais am nga noo war a mën a xeexee ndax yéen kaddu yu ñagas yi ngeen daan teg ci nopp nit yi moo tax peut-être daawuñu woon wàcc ci mbedd bi ba mu daan yegg fenn. waaw bon parce que ñun mooy li ma doon maa ngi ci doon wax ak Mass dañu am plusieurs rôles yu ñu war a jouer dans la société aussi xam bu fekkee ni ma la ko mën a waxee xam nga nit Sénégal da nga koy jàppe nit bu nekk ci comment nit dinañ ko masse courant ama masse courant dafa metti mais day toll foo xam ne boo ko maasul courant pour sauver ko du dund day dee ñu électrochoc li ñuy def des fois genre électrochoc la pour askan bi yeewu ximil ko il faut que nga utiliser violence pour mën ko sauver et c'est la même chose ak Sénégal day dem ba mel ni luy sukkuraat si yu bëri nag bu ñuy wax parce que loolu système bi la moo koy mooy doxee noonu donc lan moo ko indi dañu am ñaari dafa nekk c'est ñaari Sénégal moo am pour riche trop
ak bu pauvre trop. yéen ngeen nekk intermédiaire bi ci digg bi. non amoon na bu doon nekk ci digg mais boobu dafa effacé. yéen est-ce que bokkuñu sax ci pauvre trop. non déedéet yéen yaa leen nekk intermédiaire bi yéen yaa leen war a nekk intermédiaire bi aussi. société day am ñu riche. Ouais. am classe moyenne am. Classe pauvre. pauvre, ouais. mais bu moo deñ nga xam ne ku pauvre sax dina xaw a jege ñii. ki riche kii dina xaw a jege kër. mais bu bii deñee ñaar yi moo fi def ñaari camp fu mu demee. jaamaarloo rek a fay am. ñun ci bu pauvre bi lañ bokk. bokk ñu ci bu riche. pour mottali li saa gis nga dafa am loo xam ne nii boo xoolee Sénégal 16 millions d'habitants pratiquement 3 millions et quelques ñu dëkk Dakar. mooy politique boo xam ne nii territoire yi ak répartition richesse bi échec la. aujourd'hui yow ak kenn mënutul am foo gaari si buntu kër da ngay wër. tout le monde vient xoolal chaque année. yàlla na am déjà lu ma gaare. waaw non man di nga am lu ko gaare tout le monde léegi envoie des déchets. fépp ngay gis ay conteneurs. yoo xam ne ni ay oto la ay épave la ay télévision ak loolu la nga jël Macky Sall Abdou Diouf Abdoulaye Wade. ñoom ñëpp ñu nekk ñoo xam ne ay intellectuels lañ. ñoo gën a jàng Thomas Sankara ñoom ñëpp nag ñoo gën a jàng Thomas Sankara. Thomas Sankara mais 32 ans la amoon may jël pouvoir. ñoo ko gën a mag donc gën ko kii ay tout ñooñu ñuy gérer naan paix sociale ak li war a daxool économie bi defuñu seen tànk mais ñu continuer di ñu lié ñu xam ne ñun par exemple comme fii jamono ji toll. Macky Sall na day gën 300 milliards te nga xam ne tu fais partie. pratiquement plus de xaw ma 64% taux d'endettement mënatoo sax leb parce que pays hyper endetté nga bokk. fan ngay jëlee xaalis boobu noonu. TER bi taxaw. 1000 milliards yi nga jëloon ci Covid bi ñoo taxaw nga ne wax da ngay jëlaat 300 milliards. tey ma gis benn vidéo bu ma jaaxal. benn boy bu ne moom université Thiès xaw ma Bambey la nekkoon doon def maths ak physique. énergie renouvelable di dawal saret je te jure di dawal saret léegi ñu ne jeunes yi dañ leen di jox liggéey tey boo xoolee ñu si bëri politiciens yi ci réseaux sociaux yi ku si nekk am nga si benn cohorte groupe boo xam ne c'est des boy yoo xam ne si université la ñu wala dara bàyyi nañ ñu ngi topp ak costume cravate dem ci séminaire yi dem si restaurant yi di selfie en mode lii donc ñooñu xoola amuñu loo xam ne nii valeur absolue bu ñuy indil Sénégal intellectuel bi ciy soxla. mais au Sénégal mais mënoon naa gëm wala mun nangu même ku jàng fac kii politique kii juridique wala lettre ak yooyu muy chômé mais ku def maths physique énergie renouvelable ma toog te tey suba dama taxaw ci benn Norfar ci benn garab ma yëg sama loxo kii xool ma gis lampe solaire. ma xool société bi ko def ma dugal Google ko su société boobu société bi ba gagné marché 50 000 lampadaires solaires. yoo xam ne nii weñ la. française la loo xam ne weñ la. ak photovoltaïque. bu nekkee ne ñun génie mécanique bi nekk ESP. ak suñu mécaniciens yi ak suñu tôliers yi. mënuñu defal lii ba léegi. mais y' a un problème. y' a un problème. Matador gis nga société bi am na jafe-jafe mais. quelquefois est-ce que ñun waruñu dellu si waat tuuti yéen jaare ko ngeen ti wax ak ndaw ñi wala ti wax ak société bi pas que ci nguur gi pas que ci politique mais peut-être ci formation bi texte yoo xam ne da ngay wax ndaw bi demal jàngi ji texte boo xam ne da ngay wax ndaw bi demal lii parce que am ngeen rôle boo leen ci def ma jaar ci agriculture ban xam ne yéen yaa ngeen def réinsertion sociale ti taxawaat nit yu bëri est-ce que loolu tamit nekk loo xam ne dañ ko war ti jàllale ci nopp ndaw ñi ci nopp société bi dañ ko war a jàllale wax ak askan bi parce que man j'ai l'habitude de dire que ni depuis que ñu xam ba léegi dañu toog rek di yaakaar ni affaire bi dafa war a jóge ci kaw wàcc ci suuf mu ba léegi mun wàccul mais man li ma gëm mooy mën na jóge ci suuf jëm ci kaw mais bu fekkee ni conscient nañ ñun surtout nag ndaw ñi parce que nag wax dëgg yàlla paa yi wane nañ ak génération yi passé wane nañu li ñu mën def nañ ko ñëpp gis nañ mais ñun on doit se poser des questions lan la ñu war a def lan lañ ñëw wax suba ni def nañ ko et ku ci nekk boo conscient wee ci loolu amatoo temps toog di xaar donc moi je dis que ni
on a trop fait tellement de discours surtout nag côté politique ak jàppal bàyyi lépp ay discours la quoi yu nice ay théorie affaire yu nice yoo xam ni benn boo ci jël teg rek mooy Sénégal tegu na ci raay dem na quoi on a les plus beaux textes lu ñu lay tooñee bañ nañ ko ba nee nañ booy wut sax booy def ay kii ñëwal fii ay ci ñu jox étude la ñëwal Sénégal da ngay xëcc rek jox la am lépp am na fi mais volonté bi ak engagement bi war a yóbbu lool moo nekkul et man li ma jàpp mooy ni li ma hip hop jàngal mooy ni chaque jour li nga mën hip hop laaju la nga def ko li nga mën yokk ci dara loolu la ñu hip hop njëkk a jàngal lépp luy énergie bu négatif nga xool noo koy transformer mu nekk lu positif quelque chose de positif hip hop man moo tax man ma ñu bëri dañ ma wax est-ce que doo ko def tarixa non du tarixa mais dama gëm ni gëm-gëm ak pas-pas booy bi nekk si ñun ni ñu ko amee ci hip hop ak gëm ko di ko doxale moo tax ñu réussir lii man musuma def formation wala ay gestion dara wu projet am nañu idée yéene ko ci nu réew gis ni lii moo tax culture urbaine di dox ci réewu àdduna bi yëpp ba nga xam ne man bi ma njëkkee dem di jouer Couleur Café festival la bu nekk ci tënk rek parce qu'il est 42 waaw li ñu dese bëri exemple dañu jël ay danseurs yu nekk Belgique danseurs yi war a fecc ci suñu scène dañ leen waroon fay mais danseurs yi bi ñu ñëw gars yi dañoo indaale oto ñun Sénégal bàyyiwuñu fi senkal lañ buy daw puna bu ñuy dawal sax amuñu ko danseurs yooyu ba ñuy ñëw dañu indaale seen oto yore seen kër seen njaboot ak ci danse on s'est dit mais y a un problème et que fii liñ fi mën a def fii danseur boo ko waxee mooy koo xam ne day foog nañ ko jàppee alors on s'est dit lii ñii ni ñu organisé wu ba lii nekk ay métier mën nañ ko def Sénégal donc pas-pas ak gëm-gëm ak yéene ko suñu réew moo tax ñu réussir li ñu réussir ak agriculture et je pense que ni ku ci nekk ci secteur ba nga nekk ak boo amee yàq nag pas-pas boobu yàlla xam na ni dinañ changer affaire yi te du demee ni wàcc ci mbedd Mass un dernier mot par rapport ak ni ñu war a mën a def fi mu toll nii yéen ñi nekk ay porteurs de voix yéen ñi nekk ay porteurs d'idées de projet xam ne yenn saa yi su nekkul seen baat sax ay projets yi ngeen di jàllale la mën ci gis nan la ñu war a mën a taxawee ba peut-être léegi société bi li ñu soxla muy yéeg ñi nekk ci suuf ti ko ñi nekk ci kaw ti ko mën dégg bu baax. waaw déjà loolu. ci tënk rek s'il te plaît. waaw ci tënk mooy par exemple comme fépp lañ ko mën defee. par exemple man dama def projet boo xam ne mu ngi tudd Doomi Gaynde. c'est une série pour une première fois qui est centrée dans la banlieue. mais c'est remercié ça parce que tourné naa fa. qui montre les maux de la société. les vrais maux de la société. les vrais maux de la société. donc à travers loolu. ñu ngi wax ak nit ñi. mais on n'a pas de soutien du gouvernement on n'a pas de soutien de n'importe donc pour dire quoi pour dire que il faut que les gens puissent écouter ñu nekk ci suuf. et on peut le faire de multiples façons. muy musique bi comme cinéma bi comme rap comme salaam ak leneen. ñu koy sant bu baax di ko gërëm moom El Hadj Malick Seck nekk rappeur ñu gën ko turé xamee ci MA2S nekk réalisateur tamit ni nga ko waxee muy def série bu am solo boo xam ne moo ngi ci internet bi ñëpp mën ko seetaan muy Doomi Gaynde ak kii ti Babacar Niang nekk Matador nekk ki yore agriculture ban ñëpp xam ko ci banlieue bi ndax li mu fay def liggéey gi ak ni muy jàppale ndaw ñi ak ñu nekk ci acteurs culturels yi mbokk yi li moo ñu leen andiloon tey ci seen bloc d'information La Totale ci digg bi ñu doon waxtaanee ci acteurs culturels yi nan la ñu war a mën a taxawoo Sénégal taxawu ndaw yi taxawu société bi tamit ba seeni coono nekk loo xam ne dinañ ci mën a am saafara wala sax ébauche saafara mu mën a jot